ko mo ala londo me alo ala ko kurani moni asia kurani propra kala mo tema you know wo mu kule me alo ko ngamira ka ko ya bar and at the same time imam ate mu molti me alo ko ay hakki ma dol so me alo ko wolbi you know dol bije sa ita dino nyolale isa je londo be ma janjan dan tema nyaade le ko dol fon be tarlo la ka kem fonti nyame parce que ndol katara golle nova me alo ko katara molle nova but say ni kala na harje ngol so ja me alo ko inata ye so no mol fanundi fon la londol do pour ni pour ni molbe atala mo kule me alo ko ngamira ko ni mabal so programme ni ngala ni nyaben tan bi wolam ko imam yo fe jamale dada and you know wo bugol me ngay dada anay do bugol me beke ata tarno la fon dam ma bu ala bunfono e laade wo jam you know ga collègue dos so men nata kije wolam ko na traile alaji ibrahima fatila mabero kama ni alaji anta ani alaji ke ba samate ani na jama ke ba mu be na fonmi ke won men ko ti bok jam ila kato kan pour ka jego ni material ol me al keje tan free film imame do ko mege defona abe fo no la because do be mala tali bolle di bada tali ke ban fo di be ya no won bila yo ko mol fani so we welcome you all to Gothenburg tonight to this launching program of Dr. C. Alijane, and we are very grateful for your presence, and we enjoy all of you a very warm welcome to Gothenburg tonight. There are a lot of discussions that should have been taking place 4 years ago, but like you said, it's never too late than never. Today we are able to have Dr. Sidi Alijane here in our midst, and we are very grateful for that because his pool of knowledge is something that we can share. And we in Gothenburg, we are very fortunate to have him. We thank Alhaji Ibrahima Fati, Alhaji Anta Jaju, Alhaji Keba Samate, and our elders at the mosque for gathering this kind of occasion for us, bringing all this material together. What Imam has done is such an exceptional intellectual work that we cannot explain in words. But there are people here who have been following Imam for the past 20 to 22 years that may have the capacity to be able to explain to us what he has been doing all these years. And tonight, we apologize for the program schedule that we are unable to start in accordance with the time. But nevertheless, we have some very important intellectual works and methods that he has been doing on this research, on some Islamic jurisprudence works that he has done, that we are going to share with you. We have one of the Islamic scholars is here, Sheikh Jami, who has also been a graduate from the university, Al-Azhar University, who is very familiar with Imam's work. We have Sheikh Ahmad Khan is also here, who is also very familiar with Imam's work. We have my Imam Muhammad Makalo is also here, who is very familiar with Imam's work. Imam Jabi is also here, and we have another Imam on the way, Imam Ibrahim Sey, who has done some reviews of Imam's work. But there are certain works that they require methodologies. And those methodologies, it takes time to review them. And some of those works, just to keep up time, we have two important works that will be reviewed here tonight. And then we'll have a chance to ask questions. And then Imam will be able to answer those questions as we proceed with the program. And as we go, we will pass on the mic to my brother Omar to talk about some issues that we have taken up, like, for example, we want the knowledge production that is going to happen is coming from our own. Like, for example, Imam has done some works on Imam Malik Sy, Imam Ibrahim Anyas, Sheikh Ahmad Bamba, and many other scholars. But today we have the chance to present to you Sheikh Ahmad Bamba's works and Sheikh Ibrahim Anyas' work, which we think are very important. Omar George happens to be one of the followers of the Tijaniya,
or a movement, and he understands some of the work that he has done. And we have another guy here, Mohammed Said is also here, who is going to also share with us some greetings from the Sheikh Ahmad Bamba movement. Thank you very much, and then ñu ngi gërëm ñëpp ñu fi teewoo waaye li ñoo njëkk a def mooy ñu ngi ñaan ba pare wax leen jërëjëf saal bi rafet na torop waaye des na tuuti ñi nekkee nii si boor bii nii ñu ngi am toogu yoo xam ne dañ xaw a vacant pour ñu rafetal mbir bi because emul si néeg bi nii rek am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi si àdduna ni tamit di seetaan so ñu gën a rafetal saal bi toogu yi nga xam ne dañ empty si kanam ñu try feesal yooyu noonu nga xam ne si gannaaw du mun a feeñ noonu waaye fu mu nekk nii ñun ni taxawee boor bi ñu ngi gis ne toogu yi feeñuñ loolu rek la ñoo ñaan pour ñu shift ñëw si kanam tuuti ndax saal bi fees tuuti. ñëpp rafet na amul dara luñ ci mën a teg pour ñu tàmbale yoon mais nit tamit waste nañ seen time ñu ngi jégalu ci loolu mu ne ni tey imam moo xewle suñ imam kontaan nañ trop especially gan yi nga xam ne jógee nañ sore pour tomber bés bi mbégteem nag moom mënu koo wax dina su demee ba jiifal dina ko defal boppam waaye mbiri imam moom gis ngeen li fi Yaya wax ci anglais ak ci baati Manding comme ni ko expliqué rek dafa fekk bu nekk waajoo xam ne ñun xamuñu woon sax lim doon liggéey ndeketoo mu ngi mbubboo xam-xam bu bare bi néegam waaye alhamdulilah tey la yàlla def xam nga lu pare na pour uñi ko ci àdduna soo déggee ma ne uñi imam dafa nekk koo xam ne man suma maas yi ni ma ko gisee mooy dafa am ay nit yàlla yu fi nekk yoo xam ne moo leen raw fuuf ndeysaan te xamuñ ko na lim nekk boor yi jógee la rek ñun moom yàlla dafa def suñu amee kilifa rek xëy na yal na yéeg waaye su fi jógee la ñoo xam moom mooy kan waaye ma jël exemple si ki ñoo ooyee Zakir Naik jàmbaar bu mag a la ñi ñaan koo bayee ponkali yàlla ak yooyu noonu waaye man su ma ko doon compare ak imam bi ma fi am tey emu ko fii waaw because man laaj naa ko ay kaaru suma boppa mënul maa tontu te imam bi ma gis nii mu toog imamul akbar saa yu ma ko laajee dara dina ma ko firil dem set wéj mu nekk nit koo xam ne dafa mandu si diine nekk di jullit ahan
waaye yeti boor yëpp mën nañoo seede loolu man bi maa ñëw yeti boor bi ma gis suma oncle yeeg suma maam yeeg suma copain li ñoo doxalee nii ma xam ne kon dëgga dëgga imaam def na liggéeyam imaam añaanu bina na ay téere gis naa téere yu bina si Serigne Bamba te boobu noonu dinaa si ñëw si benn story sax boo xam ne moom nettali wu ma ko waaye suma benn xarit moom ma ko nettali mais jàng na benn téere Serigne Touba bi moom wane sax moom sax dafa gis ne daf si Serigne Touba daf si def jumte moom loolu la yaakaar waaye li maandu bi maandu ak yaru bi yaru si islam dem na ba dellu si waat ba ki mu doon waxal loolu rectify bu baax ne moom ndeke moom li mu foogoon ne Serigne Touba moom moo jum si kaddu googu moom moo dem seetaan si arab ne Serigne Touba lu bëri këñ la dina kon mu ngi jégalu si loolu waaye ñu ngi ko waxoon si ñooñu la delluwaat pour leeralal loolu rek ay islam léegi yàlla daf ñu fi indi pour benn ponka rek laa dee wax moom mooy jàngale jaamu yàlla liggéey te imaam bii gisuma ko kenn ku ko si sut si loolu kon ñu ngi koo gërëm si bés bii ba pare bés bii dañ ko si war a jàppale ñuy continuer muy am at bu nekk koo xam ne moom du fekk stopu di binda lii dañ ko war di am su ko defee pour si nga xam ne mu ngi koo bindaat ees ñu continuer si yooyu noonu tamit ndig am na solo su gisee maa si Serigne Touba ya ngeen di nag Serigne Sène xëy na du ñaaka bariwul ñoo xam ne ñu ngeen dina si mandi imaam loolu la fi nekkee def na ko benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon te tànn kenn amul xaaj ak seen def na ko defal na ko suma Serigne suma soppe Sey Ibrahima Niass si Baye te defal na ko Serigne Abdoul Aziz Dabakh Malick ak keneen ak keneen ak keneen ak keneen waaye li si focus yëpp fële la de soo jàngal ñoom laa seet di gestu seen binda yi di ñu ko translatal si man yi te loolu lu am solo la mostly soo seetee ñun suñ borom xam-xam yi xëy na mooy yi nga xam ne ñu ngeen binda ba pare di translate si seen own laa waaye imam moom dafa tray su mënutee sax su gisee su translate moom si manding sax dafa ut ko translatal si olof pour ñu tasaare ko si biir dëkkam kon ñun war nañ see jëriñoo loolu léegi ñu toog si àdduna soo xam ne waaye ngi am lu rëy biir dëkkam ñëw ba si Europe bii nii toppa koo xam ne aadaam bokk sa ak aada léegi nag du moo pratique sa si diine yow xamuloo ko sax nga dem toppi kooku li tax ngay koo topp rek mooy ne YouTube rek moo tax ñu koo toppa léegi naa ñu nga xees fay paas yaa nga bare yooyu noonu ñu ne waa jàmbaar bango fekk comme li ma wax rek ak exemple yi ci ma jotee borom xam-xam bu mag la woon waaye dama ne emul bii imam man xam naa imam di liggéey imam jàmbaar bu mag boo xam ne laa na am na ñoo xam ne sax xamul waaye góor yàlla ñoo koy xataa boo jàng moo ko jàngal te ñi xam xataa boo jàng xam nañ ne ku mu jàngal kon kooku du war a nekk soxna so ñu ngeen ñaan nit ñi tamit ñuy fokoo si gëstu si suñ nit ñi moo gën di ñaan di dem di toppa ñoo xam ne ñoo dugal si diina boo xam ne ñun suñ diina ànduta loolu wala suñ culture diina moo ànduta loolu kon jërëjëf te ñaa ba si kanam tamit dina may nakatuwaat yi jëwriñ Lamine Sène moom itamit mu may ñu tuuti si Serigne Touba ak accord yi imam nañ tasaare yeneen bi ay téere nii Thank you very much, Kumar. Comme ni ko Kumar waxee rek ñun yàlla daf ñu baaxee te baaxee boobu noonu dañ war di try wala di try pour ñu nit si boppam ñu jëriñoo si parce que buñ demee ba toog si kanam yi yéen bi nga xam ne xam nañ koy yàggal tuuti xam nañ ne ay at yu gannaaw amoon nañ fi problème yoo xam ne affaire yi ñun buñ jaar ñu gëstu si yeneen nit pour ñu mën a ñu suñu kii comme que même rek baraka baax léegi what I want to present here is we going on to the program itself. Talk about Imam. Since Sidi Ali Janneh, he did a lot of works, and some of the works that he did was translation of the Holy Quran in Mandinka in audio format. If you go to the internet, you will find Imam has more than 700 works on the internet. He translated Islamic books, that is fiqh, like Risala, that's a thesis, Muqaddimah,
Asmawi, Lakhdari, and translation of the 40 Hadith. These 40 Hadith, they are some of the most important works of the saying of the Prophet, Islam. And he did some questions and answers on Islam in 10 DVDs. You know DVDs, how big they are, And other traditional Islamic poems, he did like what we call Bilibo, we call it Bilibo, but the Arabs call it Nawafihul Ittihad. And this is it's like a poetry, but it's an Islamic literature form. Hamziya, Burda, and some books on Khadim Rasul, that's what we said, that is Ahmad Baba, and a book that is done by Shaykh Islam. And then he did some histories about the wives of the Prophet and his companions, and Imam Hussein, the grandson of the Prophet, and he did works from from the Prophet Adam to Prophet Muhammad and Islam. You can just imagine. What kind of a work is that? So this is what Imam did in that part, and he produced some Islamic literature books. That is books on Islam, how to understand Islam. You know, every kind of knowledge has a sociology, and this sociology have a psychology, and those psychology, that is what we call social psychology. How do you produce knowledge through social psychology? And these are some of the things that Imam, he understands. He grabs in a very, very dynamic way that is very unique to us. So, says Sidi Ali Jale, we are very grateful to have you in our midst, and we pray to Allah to give him long life, good health, and to be among us for a very, 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 very long time. Some of these works, we'll have the opportunity today to see them. And you can see, when we look at African literature, I have never seen somebody in our part of the world, apart from Saint Touba, who has wrote almost about 7 to 8 tons of books. That is a record in the world. There is nobody, contemporary knowledge. Okay, I don't have to stop this. We just take a minute on this, where Imam is sharing something with Sheikh Fodejani. Bidu masatalala di marukan nakaranna mfamu leti mfamu dingolomu mfamu barin dingolomu mfamu ladin dingolomu ale harje ki ala londo to harje nyami alonko anyumo mansia wolomu na mobu nyari mbati mimu fode jabi ti Sheikh Fode Jabi be tala silan nin Sheikh Fode Jabi kabosani ba doman na fajanni ala benno ti dilak alquran bang mbatel alquran karam no mala janga fasaro ke nimman nga kamala be ala dan na fole senin almume be mantabe albadi ma sidi ali jani wa tumatannu nin jabi a'udhu billahi minash shaitanir rajim betan ko nginen na ala bul ko sen kisan ni shaytan wala min be jam faringati ala famala nemola بسم الله الرحمن الرحيم بافلو لنين أتي على تولا تلوم نيما لامان سوتي دافم البيمام نيما لاتي ليمان يا مرمى أتلوم دنيا للآخرة نيمو تيوتي الحمد لله رب العالمين تنتم على لتاتي دافم القلو لامان سو الرحمن الرحيم أتلم نيما لا منسوتي دافم البيما من نيما لا تليمان يا مولما أتلم دنيا نداخل نيمو تيوتي مالك يوم الدين القيامة لهم ماريم التي يتري بتلفنا من سكيت القيامة لهم إياك نعبد وإياك نستعين بيت على دمال بطلن بديمارون لك بيت على دمال بلو اهدنا الصراط المستقيم وتيسن كندسل ولا من بتلندين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
gisbo man tara min nukan anduni man ke filibantelti bismillahir rahmanir rahim nafulunin ala tola ne malaman sumi kanema dafamul bema kanema limani amulma atalum dunya ni l'akhirah ne mo tiyoti alif lam mim alayalum ayin suru fulun harf wala ko min sabu kamala ذلك الكتاب لا ريب فيه ولم كتاب تسك من ترى كتاب من نقوته هدى للمتقين كان دولم على ياسلنا ليه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون من نكلمان يقولولا إكسلو لندي ني هرجي من نفنان إكبنا فندرو كجي والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون من نكلمان يفنان فن من جيجة محمد كان أني من جندي جني بنالا بدان كنيار الآخرة لا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ولولي بكاندو كان كبو إماري بنا أندو ولم مؤني باستنا لدي إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون مور من مكافريات ينكاية ولما مسلم دي ولا مسلم دي تتمنى له ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم علي تنبولك سندمور كماني مويلان تلولو أي مور لملك ينيالو كان ينكان كتوبي وتمن بدمندي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين دور بمود كوليكا فنت موندي تعالى لا أني نقول لبامو ayatare manke to mondi moti Thank you very much, Sephore Jarvi. You can see that presentation of the Holy Quran is from our brother. I mean, there is no distinction with maybe which place. Imam was born in Gunjur. He was born in Gunjur on the 10th of April 1955 in the West Coast of region. And the people of Sukuna, maybe you know where is Gunjur. And this is the Sand Dunes Mosque in Kombo Gunjur. We know Kombo Gunjur as a very Islamic, a village that when we talk about Islam in Gambia, you must include Kombo Gunjur. And the Sand Dunes Mosque, as we all call it, the Kenya Kenya Jamao, where in the olden days, like not even in the olden days, present day, people go there to worship to seek for blessings. His education, Dr. Siri Jane started his scholarly training from a very early age in his native village of Gunjur. And at the age of 7, he was entrusted in the hands of Sirif Hatam Bojang. May Allah be pleased with him. And Dr. Jana became versed in the Holy Quran. You know, many people before they left to other Arab countries and they land there, but Imam was already a scholar in Gambia. And many people, they attest to that. People like my father at his age, he would tell you that, this man was already a scholar. You people, you just know him now, but they know him before he left Gambia. They already,
classify him as a well-educated person. This is the says Sirif Hata Bojang that has spoon-fed Imam Sidi Ali Jane. When he speaks even, you think it is Hatab that is talking, because he even have his tongue. They speak in the same language, and they have the same psychology, the same methodology, so to speak. Says Sirif Hatab Bojang, myself, I cannot say much about him, but there are a lot of people here who might be, have some audience with Imam himself. He can say he did some works about him on the internet. You can see. Dr. Sidi Ali Jane, he left Gambia and he studied in Libya shortly. Then in Algeria, he was in Tunis, Saudi Arabia, and Egypt. He is a graduate qualified educator. That is a teacher. He is a qualified teacher educator, and he obtained a BA honors degree in radio and TV journalism from the prestigious Al-Azhar University. We know Al-Azhar University as one of the first universities in the world when you talk about jurisprudence, law, and science. It was one of the first universities in the world. And because of his scholarly works, the Islamic League in Atlanta, they collected a lot of Imam's works and reviewed them and awarded him with the doctorate degree of philosophy. His outstanding work, most scholars and most people in the field of knowledge production, they can attest to his scholarly and intellectual work. And we all know he deserves this award greatly. And we celebrate him and we enjoy him in this milestone that he had. Since 1995 to date, he has been the Imam of the Gambian Mosque in Gothenburg. He works as a pedagogue, that is a teacher assistant. He teaches in the schools here with children with special needs. And he published over 760 Islamic videos on YouTube and hundreds of audios, as well as he's a language teacher for children with Mandinka and Arabic as their mother tongue. So you can see, Imam, he does a lot of work. And he's a very grateful person too, and he asked me to thank the people of Gothenburg and the people of Scandinavia in general during all these works. And he gives a special thanks to the executive committee of the Gambian Association from its inception up to today, and the elders of our Gambian mosque who are his personal friends and companions that he shares a lot of things together with every Saturdays at the mosque on Fridays. People like Suleiman Jadama, he's not here today, he's in Gambia, Alhaji Abdou Sise, Brother Abdullah Gay, Alhaji Amadou Gassama, Alhaji Suliba Kanye, Alhaji Usman Cham, Alhaji Ablai Saho, Alhaji Saja Sise, Alhaji Dabo, Alhaji Usman, there are a lot of them, and many that he said. Brother Karanta, Alhaji Pasaja Sise, and many more. Gothenburg, you cannot say because of Imam, but through him and his vast knowledge. We have more people in this town who has even done. That is why our Alhajis, we are too much. There are too much Alhajis, and we cannot even count them. Almost, we have too much Alhajis and Ajaratus here. We also wish to thank, the wives of his companions, the sisters, the daughters, the brothers, and his sons, for giving him all the support during these years when he was doing all this work. It takes a lot of courage. He also, in the loving memory of some of his friends that have passed away, Brother Uncle Emoba, Brother Modu Pele Jalo, Palandi Makwa, Alhaji Babukar Fall, and all others who are part of this milestone, because Imam is considering that these brothers, he wishes they were part of this program today. He also wishes to thank Sheikh Sirif Hatab Bojang and his parents for preparing him for this milestone, for this great journey that he has taken. And one of his very good support that he got was from a guy we call Brother Benny. We all know Benny Ek Williams, Ibrahim Atubab.
he provided a platform for Imam at his home, and he was the first guy to provide the technical assistance for Imam with computer skills to record his Quranic recitations. So we want to thank you all for your attention, and may Allah reward you all for your presence here. And to produce okay. Now we proceed with the programs by calling on to Alhaji Ibrahima Fati to welcome you all to Gothenburg and to give you his special greetings from our elders. Ya barakallah ya baraka bake ba fala molbe sa baraka molbe alon ko yela do kulbula kana jam kadimba al samman jam kulbe ko laare jame barbudum men jarata la wala mo Dr. Sidi Ali Janet ku jamala be nyimbi fo nganyo ma koy wala na laaji ya be jam Umar be jam Umar Fedesiri ani alaja ndajaju ani de kundi mo adu mo kilinta abe fonola Dr. Sidi Ali yi ko do ko menke ayake sanji muwanni fulakata sanji muwanni sabale kono yalo ni mo kilin ka be sila abo fola wote sone yalo bare ni mo na fana yelo afi mi do gala jeli woto ba fulal be ko ali bismillah be duwala be fo ala sinnal be so basa bola simaya ba jada ken ya ba arji fimba dimbal Quran do sonia al bebul ni ngo bodaje be mol fanam bismillah la men ya lon ko wolumam bo Sweden kono jam mol be jam men bodanam Belgium be sirin ko ma jana wol fanam Dr. Sidi Ali la kanun telleti ya kanu biri maje biri yim programme moy dron yela tigedol sam kabla pleno kono kana kanum de ade tambilol dol bonnam France woli ajele bar butum ko be yalo dimbe al ni do gol be nyame mol fana yela tigedol sam kana ko nyim programme de fole ko na bali Stockholm kolu wol fana e moto fulale fandina alhaj Sheikh kan fele seri ngana la modu mbebe balba mbafal be ko bismillah ngalon ko al nyanta men kala ali wala kete al tala fil al fanga bali ko ala baraka bawa tul de tam Dr. Sidi Ali di alla lungol tambi dal alla lungol be silo kan me ala Dr. Sidi Ali be nyon kala ali al bebe do ko men na jam nyintu abdu bangol ga ngalon na man sonea bari ala sal bejo wala mo Dr. Kandana makalo anena sexrim bambala na talibe ba mem me alon gol ka srim bambala molu wala ka ma be wolu toya anena Lamin Sen Muhammad Sen yo Muhammad Lamin Sen ba fale fana ko bismillah anena jamam ba ton kolu me alon ko malan nala alay malan nala delegation mo anila al mamo anin Touré Abdou Touré ba fulal fanan be ko ali bismillah anin na alimam ba mi yalon ko Dr. Sidi Ali fansun dogol mati kanun delam men kata Alhaji Ibrahim Seliti wala be Sidi Abdou Bakar wala tek ba fulal fanan ni la jamo be ko ali bismillah ni bodo ma sawu Dr. Sidi Ali fa ko nangata ater kanum doya wala mon ndakundi wala baade moti to lam tilibo golti wala musliman kedati ikeda man sari ba fule fana ya bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim hani be ngana ndoma mengeda na lonna baado gali ala karamo mo nyamani Dr. Sidi Ali aya famoji nganyine lonnu nyine be kerin no mo jama nyine kanatela karawla karola wala na karawa nyata bake wala na nyi Dr. Drame fa wa ka kuma kilim mayala wo kuma da bake
ka fanya ko ninna dinno ni gymnasium ke jam foy pare da janni bita janni be university da le kana song nin sano e kana de la first year da ti banko lu kantari isi la first year ke Sweden jam ora yoti bori jam Sweden jam e saje ko la second year nyolu tumando bato isi continue kata banda bar ni boda gymnasium la kadra sonna mol banko ni wonyama isi keno isi tarambulo ta nyaaw malo wandi bankul kan damiano ko mankulo so e mankulu je so lafta même folo do ko ma même fo do kasiri ali la ko do ko allondiri banni wala bata Gambia pour kata karawol yo wole antinna fewol le tututa do lu falinta adada dawada wala be falinna yo kamem be ko ranina wala mo yindi no membe sirinte yakko ka fo dinno mo men nyala ko do na ko dinno wala bu do ma wala nyam yo ate a kuluta sule a karanta jele a londim banni wala bata je wala antina dem ka kurdi sum bundo dum ada fala mole ko nyin haramta hande ngaya tara ite ba kela te ta kela wallahi niyani ne ngaba fule fo nyala te solo wala mo ala haj fo de jabiti ba fule fana bismillah yo ni bodo na yoti bori musolu malon fo andana dale ba felicire jarama anda cham kabo anda cham na ni na yoti bori musolu be wallahi al jona tentul bulu mbalten lam bali jeyla ni ade go fola itada sadol men bedo jan sade jama molle be sirin jam isin sede awala ndolla jama do ni sungaro lot nin sungaro lo na jama do buga jahal be katara koronto ni sungaro elo kadna lo da mando ba do fendo buga so so ko ngo buga so jama to fende fo na yoti bori musol ando buga da mo fo da mal ala yalo be gay membo da manke bo be fane bul tentuler la bari membe keri ka wona la wona ka mole lo ni yalo ko asil bukite bul wala amal ka sama da sirinja momo e hannelde ko man sa ko ni amari diam musol be si fambu e sungaro eta fa pare nyanga ko le aku baso de jamoto mba ko le fam bari alhamdulillah la nyoti ko musola na fon lingeru amanja hal ko rek oto mba fal fana de ko ala baraka yoti bori musol al be ala baraka ana fon lingewlu ka brim plastol do kulalu de nyala la mume ke itolle moldi sanji woro ko man bri jamo nana am problème soto e bulol be la jibo ko ka jamo wali plastol ni yetu ko do kula na fon ni ngelu be mbal be barakala la jamo docteur Sidiare e jim fanyo ko si tariya nyawnya nyanna ne ngoge ne ala nyando le mo kanan do kan ka be yoti bo ko be ka faale ala baraka yo ni nyinata menna wo mo joya na soreti ndo mari le fon barakala kan ni nyinata femo fenna ni nyinata menna mbete le fon barakala kan so dinna ta tariya nyama yanin be may go dila la jantu jajuna